C'est une revue de presse ñu ànd ci ak Alaaji Ahmed Aïdara. Bismillah Cellou Dalein Diallo day gagné na élection yi ca Guinée gële maa la ko wax tribune yéene kaa ne Dalein day dal na ci maa la ko wax dama ne la élection la woo xam ne kon maara day daali kon la fay yoot na la neexul de tous les risques maa la ko wax te léegi gis nga jàppal ne Guinée gi nga xam ne kon maanaam suñu dëkkandoo la ni lée waaw la fa xew nii daal dinay ragal lu de parce que ne candidat bi Cellou Dalein Diallo daal dinay génn xam le ne moo gagné gouvernement ba ca boppam Alpha Condé génnee na communiqué xam le ne moo gagné way Samba ba pare nag di menacé waate way Samba yéene kaa gi ne gis nga teg diwaanu Guinée gee président ba nga xam ne moo fa nekkoon di Alpha Condé day doon sàkku nag troisième mandat waaw opposant bi nga xam ne moom la jàkkaarlool day yombalu ko de déedéet di Cellou Dalein Diallo opposant day radical Le Soleil yéene kaay ne présidentiel ba ca Guinée googe waaw Dalein Diallo day nee na moo gagné Alpha Condé am na lu ko naxari de waaye seni bi nga xam ne mooy ade naxarlu na kon coow la réew mi quotidien ne boo bëggee dégg dëgg Cellou Dalein Diallo président Dakar Times ne Alpha Condé day daa bëgg a ngooy ca nguur ga ndaxte nag ginnaaw Blaise Compaoré Yaya Jammeh Ibrahima Boubacar Keïta José Mario Vaz léegi nag Alpha Condé day mooy président ouest africain bu mujj bi nekk ci ay tànku daanu laa la wax Cellou Dalein Diallo fa jaar waaw waaye daa bëgg a ngooy ca nguur ga de CEDEAO nag ak Union africaine la ñuy déglu ngir ñu yey kon Alpha Condé mi lé mu daal di dem yoonam Alpha Condé daal dama ne boo sàggane la leeroon Yaya Jammeh moo koy dal jël ngànnaay ci CEDEAO mu abal nit ña forcé troisième mandat bi day mbir ma mujjul joxe dara exclusif yéene kaay ne premier tour la de ca Guinée waaw Dalein day kaaw na Alpha Condé da koo dóor mu wàcc ñu def enquête yéene kaay ne waaye la fay xeeñ neexul de déedéet yéene kaay gi ne xoolal ca diwaanu Côte d'Ivoire ge waaw démb de Abidjan da doon jax-jaxe di tàkk laa la wax village bi ñu naan Anono nekk ci commune kon bu Kokori waaw dama ne la ay sëgër ci suba kon la fitna go door ay jàmmaaroo yu dar fitna goo xam ni kay maar di taali diggante ndaw yaak takk der ya ca mbedd ya kawtali ya taal oto ya taal pono yo maar di taali la ilaha illallah dama ne leen ndaw ya day faale wuñu grenade lacrymogène ya laa la wax nee nañ troisième mandat du fi amee looloy dëgg de tribune yéene kaa ne xoolal Mamadou Diop Decroix ak waa AJ/PADS waaw am nañu lu leen naqari torop ci kàddu yi nga xam ne kon Aliou Dembourou Sow kon da koo yëkkati woo ay mbokam ne leen génnee leen ay jaasi ngir président Macky Sall am troisième mandat way Samba dama ne la Mamadou Diop Decroix ak ñama àndal waaw nee na gis nga xeetu woote wooye phénomène génocide googe waaw xool leen fam am yëpp lu mel ni Bosnie-Herzégovine lu mel ni Rwanda mais moo taal réew ma laa la wax te pourtant ay sénégalais wax nañ fi lu gën a néew loole ñu jël leen dugal leen ci biir kaso bi laa la wax ne dañoo bëgg a taal réew jaxase wàllum kaaraange Cheikh Bakhoum day affaire Grand Yoff directeur waaw nee na nañu condamné loolee condamné ko fermement nag kaddu yi nga xam ne kon moom la député bi yëkkati te li leer mooy Aliou Dembourou Sow dana jéggalu Cheikh Bakhoum yamu ca dee parce que nee na gis nga troisième mandat boobee waaw buñ ca yeggee APR lam ca war a wax ak lam ca war a def ak taxawaay moom ca war a def yëpp dana ko amal laa la wax Cheikh Bakhoum yamu ca parce que waa ji day laaj nañ ko nag lu jëm ci ay ambition ca mairie bu Grand Yoff ke nee na waaw ca ba muy neex dama am ay ambition biir ca mairie bu Grand Yoff boobee Cheikh Bakhoum ne te man Cheikh Bakhoum nag yaakaar naa ni karkanamu commune googu man maa koy soppi waaw xale ambition enquête yéene kaay ne waaye teg loxo bi nga xam ne ne ñu ngi koy teg ay manifestant waaw Guy Marius Sagna de kumba am ndey kumba amul ndey ku taxaw di xeex ñu bëgg laa jàppee ne rëykatu nit njiital FRAPP day naxarlu na juróom benn membre yi bokk ci collectif junni ak juróom-ñaari téeméer ak juróom-ñeent fukk ak juróom benn 1796 ñoo xam ne ne ñoo daaneel kon seeni kër jaxajaxatee kon seeni suuf ca Tivaouane Peulh ge Guy Marius Sagna yemu ca ndaxte waa ji nee na Macky Sall rek loxo te ci kaso bi lée Henri Ndeki Benoît Sidon Mobo Diatta Idrissa Sané Abdou Diémé te ñooñee nag maanaam seenu suuf lañu nangu ca Bukot Mankagne Baraaf Madina Mankagne Kanteen ak Njibën tribune yéene kaa ne ca jamono jooje parti démocratique sénégalais waaw ma ngay toje ña ngay xeex seen biir ajuma ji ju ngeen kon ci wàllum njaayum carte gi lée doy na waar coowal Bara Gaye ak Saliou Dieng Karim Sia maa la ko wax le témoin yéene kaa ne Abdoulaye Wade ne bañ ko defaree rapport ba yóbbul ko waaw Abdoulaye Wade dafa mer ca la xew kon ajuma ji ñu génn kon ca permanence Alaaji Omar Lamine Badji waaw te Abdoulaye Wade nag mere na Bara Gaye torop te nee na boo sàggane dana porter plainte mardi Italie la ilaha illallah direct news ne Air Sénégal day mbir ma doxul de yëngu na de parce que ginnaaw nag directeur général adjoint ba waaw nga xam ne fexe nañu ba mu jóge fa directeur général bi day boo sàgganee dana tëb de mardi Italie parce que président Macky Sall kontaanul benn yoon ci résultat wu Air Sénégal googe sur quotidien doon Ousmane Tanor Dieng ba de parti socialiste ma nga jàkkaarloo ak parti socialiste laa la wax les écoles yéene kaay ne Serigne Mbaye Thiam kay waaw wàccee na parti socialiste yëngal gësal na ko de parce que bu naa ma Sall ma jiite seen socialiste nee na Serigne Mbaye Thiam daa mel ni ku jël paaka rek jam ko parti bi laa la wax mardi Italie évidence yéene kaay ne orientation ñi nga xam ne am nañ baccalauréat day waaw Cheikh Omar Anne dalal na xel ya source année la Thierno do Ndioum kay kàddoom nga neex na de parce que nee na rentrée académique bii di ñëw
waaw ñoom danañu orienté lu tolloog 65 000 nouveaux bacheliers alhamdulilahi rabbil alamin képp koo xam ne kon def nga demande ba day danañ la orienté Cheikh Omar Anne yemu ca parce que ministre enseignement supérieur waaw daal dinay sàkku na ca commission googee waaw mu daal di liggéey ak ñëpp nag ci nu mu gën a gaawee Cheikh Omar Anne Celas waaw nee na danañu orienté lu tolloog 65 000 nouveaux bacheliers laa wax libération yéene kaay ne doy na waar police ba day yàq na nag benn sëy mariage su góor jigéen yoo xam ne moom lañ doon amal ca Mermoz Gueye la ilaha illallah ñoom daal ay jupe la ñu sañseeg ay robb lu tolloog ñaar fukk ak juróom ca ñoom ay bàjjen diggante fukki at ak juróom benn jàpp fanweeri at heure ménage la ñu bind nag lettre d'ordre ca kaw lal ba lii conjugal ba subhanallah dama ne lu tolloog juróom fukk ci ay préservatif ay produits lubrifiants ay boîte maquillage ay rouge à lèvres ay test VIH allahu akbar les écoles yéene kaay ne toll nañ ci ñaar fukk ak juróom day fukki at ak juróom ñaar fukki at ak juróom ñett ñaar fukki at ca mag daanaka fanweeri at laa la wax waaye nag ndayu mbil gi ca boppam waaw moom la ñuy wër de Sacré-Cœur 3 la ci benn appartement meublé allahu akbar la ilaha illallah les écoles yéene kaay ne góor jigéen ba nga xam ne dañ koo jàpp dóor ko safinatul amaan def lu ni mel waaw LGBT ba ca France day daal dinañu yóbbu ca yoon Serigne Modou Lo Ngabo ak Serigne Touba ca kanamu Union européenne Le Quotidien yéene kaay ne ca jamono joojee waaw lu tolloo juróom ci ay sénégalais la ñu teg loxo kon télé bi la ilaha illallah ca France ke Vox Populi nee na benn sénégalais boo xam ne ñaar fukki at ak ñaar dongalam day la ñu rey ca France L'Observateur ne loi de finance ba day 2021 waaw budget ba ca palais ba day teraanga ak noos ku bëree bëri ma ci dakal na ko ndaataa lax ak gundaan ndaat ak noos ba fukk ci ay milliards wàññeeku na fa la ilaha illallah critique yéene kaay ne nguur ga day nee na nañ leen téewaat masque yi nag fii ak ñetti weer tribune yéene kaay ne non Aly Ngouille Ndiaye kenn xamul li mu bëgg yow Macky Sall ak mbooloo mi fi dajale kon ca tournée économique ba ñu ne déet ni waay nga ne gars yi nañ leen delluwaat ca biir kaar ya oto yi na fees kenn xamul luñ bëgg waaye nag gouvernement bi ak lum ñàkk xam lim bëgg ñun moom suñu pétrole moom lañ bëgg moom lañ soxla de parce que suul gaz du ko tere xeeñ te troisième mandat dañ ko fiy tere rek boo paree ma ne la alaaji tëjal xam ngeen ni Barza wala Barsaq xewoon na fi bari na ay ndaw yoo xam ni tey ñu ngi ci biir géej gi wala seen bàmmeel a ngi ci géej gi ñu bari dañoo faatu donte am na ñu yegg nag waaye dafa mel ni ñaari weer yi ci suñu ginnaaw yëf yi dafa takkarnaase ak ñeenti téeméeri nit ak juróom ñu doon dem ca bitim réew aw ci gaal yi gendarme yi teg leen loxo loolee gën naa mën a yokk tiitaange nag ba tax sax ñuy samp laaj ni est-ce que phénomène boobee mus naa sax jóge ci Sénégal Mouhamed Diop. bëriwaan na lu ñu koy lam-laamee fan yi yëpp mu mel ni daf fi jóge woon dikkaat waaye ndekete musu fee jóge phénomène Barça wala Barsaq mi ngi wéy di doon jafe-jafe fii ci mim réew di Sénégal li koy firndeel nag moo di njaw ma ngay desoo xambin ba léegi ci ñuy bëgg jël mbëkk mi wutali biti réew gendarmerie nationale def ci liggéey bu am solo ndax lu toll ci ñeenti téeméer ak juróom ci ay nit yu bëggoon a jël mbëkk mi teg nañu leen loxo mu doon ay chiffres yu doy waar yuy interpeller saa si gouvernement bu Sénégal yenn ci ay spécialiste luñ ci xamle naam teg nañu loxo lim gu bari waaye nañu xam ne bëriwaane itam yéen nit ci ñoom ñu rëcc laaj bi samp rek mooy lan mooy poussé nit ñi ñu génn ci mim réew bëriwaane ñu ciy dut paaram tuuma ñàkkum xëy mi fi ni xuus ba ci sax nappkat yi gisutul jën la jël mbëkk mi ay jafe-jafe képp lay jur jafe-jafe yooyu sax bokk na ci ñeent fukk ak juróom ci ay migrants yu faatoon ci Méditerranée bi ay sénégalais ña nga ci woon donte sax dañoo rëcc ci lu yàggul dara ci fukki fan ci weeru octobre gi ñu ne lu toll ci fukk ak ñett ci ay migrants ñëpp jóge ci Afrique gile ñoo daal di faatu ci waaxu Sfax yi ci bu ñu doon tenté traversé. Mouhamed Diop Cheikh Omar Anne mooy ministre bi ñu dénk lu jëm ci wàllu enseignement supérieur muy njàng mu kawe mi ci kàddoom nee na ren lu toll ci juróom benn fukki junni ak juróomi étudiant yi am baccalauréat ku ci bëgg a jàng ci université publique yi mën ngaa bindu te itam daañu fexe orienté la ci yooyu lay université taxaw la ci ni mu jaadoo mu ni ren jël nañu seen ay motuwaay ba bëgg nañu orienté képp ku am bac dañ ko déglu. am bac ren 2020 boo bëggee jànge ci université publique yi nga wane ko ci système bi ñuy wax campus nga taxaw demandé ñu orienté la dañ la war a orienté daaw la ñu ko commencé ren nag gouvernement bi dina taxaw ci wetu commission nationale bi jox ko gëddëm jox ko responsabilité am loolu moo tax tey commission bi nga xam ne Babacar Mbow moo ko jiite ñu teg leen fii di leen wax que Sénégal yëpp am na yaakaar ci ñoom te jox nañ leen tamit ne war nañu fii ak le 10 novembre 2020 permettre que ñi am bac yëpp mën a def seeni choix ci campus mbaa ci système bu nga xam ne yëpp ñoom moom lañ jàpp def ko donc bu ñu demee ba le 10 mbaa le 15 décembre bachelier yëpp war nañ leen mën a orienter. ci campus mbaa système bi nga xam ne yëpp moom la ñu jàpp ngir def ko mu nekk kàddu yoo xam ne xëy na xaw na ful tuuti ci bu ñu sukkandikoo ci étudiants yi nga xam ne ñoom daaw amoon nañu bac te ba léegi kenn orienté wu leen dañu gëmul sax kàddu yi Cheikh Omar Anne ndax nee nañu
koo xam ni orienté 50 000 étudiants tënn la boo nee 65 000 étudiants di nga leen orienté daanaka kàddu yi caaxaan la ndax ñi amoon bac daaw ba léegi am na ñoo xam ni jànguñu Safiatou Ba Ndiaye. bachelier yi nga xamante ne 2019 la lan lañ wax ci seen i mbir parce que seen cas bii nga wax sànq ça concerne spécifiquement les bacheliers de 2020 donc ce qui veut dire que ni 5348 bacheliers de 2019 ñoom seen avenir sacrifié nañ ko ñooñu kenn waxatu leen te pourtant ay doomi sénégalais lañu ku mënul orienter 54 000 étudiants entièrement nooy orienter 70 000 étudiants soo duggee tey ci suñu université publique yi di nga xam ne université yi dafa boucler dafa fees dell kenn amatul foo toog étudiants yi ci suuf ni ñuy mujjee obligé di toog donc tey suñu waxee ni dañuy jël plus de 65 000 étudiants yóbbu leen dans le public donc y a problème. ki da wax noonu ne mi ngi tudd Pape Abdoulaye Touré bokk ci mouvement Front National pour le progrès des étudiants du Sénégal muy benn kuréel boo xam ni dafa bootu ci FRAPP France Dégage lu mooy loolu itam ñu wax ci ban équipe maanaam wàllu politique ban équipe la njiit réew bu Sénégal bëgg sukkandiku ngir dooleel la muy woowee relance économique ginnaaw Covid-19 ak jafe-jafe yi nga xam ne Sénégal traversé na ko ndax dafay def remaniement ministériel indi ñu bees ndax day maintenir ñu fi nekk te soppi méthode ay question yu bëri samp na ci ndax situation bi réew mi toll itam ak ñii di ko doxal mun nañoo sottil yéene njiit réew mi ci li muy woowee relance économique muy yokkaat doole koom-koomu Sénégal Fatou Abdou Ndiaye. njiitu réew mi Macky Sall di rëccu ñamu àndaloon démb te tey ñu doon ay noonam naam tudd seeni tur waaye nag mën nañ cee tudd ki nga xam ne moo nekkoon élimaanu jëwriñ ngi remaniement bu njëkk la tàqali ko ak Abdoul Mbaye ñaari collaborateurs yi tey ñu nekk adversaire politique Abdoul Mbaye saa su ne muy ŋàññi doxalinu ko njiitu réew mi Macky Sall kaawu Thierno Alassane Sall mi fi yoon wàllu ko pétrole moom mi dem ba bind ab livre ci lu ñu dippee protocole Élysée am na it ñu mu àndaloon ca ba muy door parti bi di APR ku ci mel ne Moustapha Diakhaté ak Moustapha Cissé Lo ay militants yu première heure dañu leen dippee tey ñu dàq leen ci biir parti kon kàddu yu njiitu réew mi ndax dafay nuru ne ma ngay rëccu wala sax dafay waajal ñeneen ñoo xamante ne dafay fas yéene tàqalikoo ak ñoom remaniement boo xam ne faaw rek mu jurali ko yeeni ennemi lu mu ci mën ci doon na xam ne ab réew kenn du ko yore ay rëccu te dafa am ci genn wàll gi àndandoo ci wàllu ko politique am ci geneen wàllu gi àndandoo ci wàllu état te njiitu réew dafay jël ay responsabilités di assumer ay choix am rawatina bu ñu waxee ne patrie la ñu jiital ci kaw parti ndax ab république kat poste gouvernement yi dafa war a doon ay poste yoo xam ne ñañu koy jox dañu ko mérité. Tata bi Ndiaye ñu wax ci wàllu ndox mi ci kaw gi xam ngeen ni dafa am benn parti boo xam ni gouvernement bu Sénégal da ko dénk benn société étrangère ñu koy wax Aquatec mooy li tax nag askan wu bëri gis ni société boobee baaxul ci ñoom daf leen di exploité di leen ŋàcc mel ni kuy naan seen deret la ñu bëgg daal ñoom waa ndàngal ma mooy Asifor dellu soit ñoom la dañoo tënku ci benn kuréel bu tudd Union des populations du monde rural ndax dañoo gis ni ndoxum kaw gi faaw ñu dénk ko société bu lu bon dina xaw a am yërmande ci wàllu facturation Abdoulaye Diagne. ba ñu taxawalee OFOR rek léegi mu tàmbali ay liggéeyam dénk ay doxandeem ndoxum kaw gi boobaak léegi ay jógewuñu ci ay jafe-jafe jooja juk moo yor kàddu jigéen ñi. suñu ndox la ñu utiliser jël suñu xaalis yóbbu ko def ko ci seeni gafaka ñun ñu bàyyi ñu ci misère li ñuy dund metti na. ñu jàpp ne coppite gu ni mel lamboo na leneen lu dul njëriñu waa kaw gi. dara soxluñu lu dul le départ de Aquatec depuis ba nga xamante ne installé na ci dëkk yi ba léegi ñun ay problème la ñuy jànkoonteel sonn nanu damm nanu dee nanu. noonu askan wi mer ba futu ne fas yéene nañ ko defanteeg kilifa yi ba Aquatec xajal leen ci seen ngàbbinu ndox mi le Njaga Bamba ña yor kàddu bés bi. lii Aquatec def Sénégal bu doon société sénégalaise moo ko def Canada kon jël nañu ko bu yàgg dafa def ñaari fan évaluation ñuy wax bu ñu ko defee mënul sax 1/20 suñu bay jaam xam ne évaluation yi jeex na bu yàgg du ñu fay benn facture nag bu jóg ci Aquatec. toftal ca ne ki nga xamee ne mooy seen jëwrin di Serigne Mbaye Thiam lañ bëggatul benn yoon gis ci bopp ministère boobule jàpp nañ ne moo jiitu ci seeni jafe-jafe. Abdoulaye Diagne Bombay Zik FM. concours national ESOCMO ñi nga xam ñoo ci bokkoon di ab collectif toll ci 241 personnes daañu def doxu ñaxtu boo sàgg ne jóge Dakar ba Fatick li ko sabab mooy dañu leen a lëndëmal daal waxuñu leen dëgg ci seen situation ak seen jongante yooyu ñu doon def mooy li tax ñu daal di bind benn lettre bu ñu yónnee ministre bi wax lu jëm ci wàllu armée bi ak président de la république yeneen xibaar Mandoumbe Kébé mi nga xam ni moo wax ci seen tur di ngeen dégg ay kàddoom ci suñu yeneen i xibaar. Union des Sénégal entreprise de transit te bootu ci ñi nga xam ne dañu leen agréé ngeen jéggal ma muy union bi nga xam dafa boole entreprise transit yi nga xam dañu leen agréé daal dinañu def benn sortie boo xam ni dañu interpeller kilifa yi
ci li nga xam ni mooy portuaire bu situation bi nga xam moom moo fa nekk jamono ji dañuy dund ci situation bu précaire bu doy waar ñoom portuaire yooyee sabab bi nag Covid-19 ci la bokk waaye ak yeneen seetaan yoo xam ni itam am na ci maanaam dañu leen a ñàkk a fullaal tax ñu sàkk ci gouvernement bu mu soppiwu doxalin Etienne Sarr mooy seen président nañ ko déglu. sonn nan mooy ñu toog état bi toog ñu dimbale ñu ci compagnie yi ak ci manutentionnaires yi ñu liggéey ñu nekk des relations gagnant-gagnant su nekkee nag amuñu solution mooy fan jëm mooy mënuñu def leneen lu dul grève parce que léegi mënatuñ gagné dara balaa càng taxaw nga xam ne doo dekk di frais y a combien de compagnies yu tëj fu mu ne nii te président lan la wax yoonu yokkate denrées de première nécessité yi yomb mais tey nii ñuy defee nii ñu ni seetaat su continuer nii ça sera catastrophique. mu nga noonu léegi kon daanaka Sénégal safaanowul ak mag mu am téeméeri at foo laal yaram day metti daanaka bëgg tawat bañ tawat ki nga xam ni ministre la woon ay jamono nekkoon na taskatu xibaar nekkoon na diplomate nekkoon na itam maire bu Kolda Mactar Kébé génn na àdduna altine ci guddi bi 22h jotee maanaam bi 22h ginnaaw bi mu amee tawat ju ko doloon moom Mactar Kébé wax naa ko sànq taskatu xibaar la woon diplomate la woon amoon na juróom-ñetti fukki at ak juróom-benn incha allah tey ci talaata ji 17h la ñu koy suul fële ca Kolda ci sama kàddu groupe des médias yëpp a ngi jottali njaal njabootuk taskatu xibaar njabootuk diplomate njabootuk maire njabootuk gouvernement ak njabootam ci boppam moom ndam si yàlla sa léegi di Mactar Kébé. Guinée la ñuy daal di dem ak résultat yi tendance yi mu joxe gum Cellou Dalein Diallo moo gagné Alpha Condé naka mu génn démb di manifester loolu leen dam rek Alpha Condé moom itam ak i gaayam génn ni day di manifester seen i ba itam daal di koy jox ndam ca saasa ni Cellou Dalein Diallo amoo sañ-sañu manifester ndax gagné woo ndax Alpha Condé moo gagné seen i boobee nag moom Alpha Condé moo ko fa taxawaloon boppam mooy li tax ci manifestation yi am na sax kenn koo xam ni dee na ca. En tout cas CEDEAO ak Union africaine ak Nations Unies la ñu jàpp mooy li xew ci Guinée daal dafa regrettable maanaam ñu ngi koy rëccu bu baax te itam rafetlu wuñu ko ba tax sax daañu def benn conférence de presse bu ñu bokk ñoom ñëpp tey jii ci bëccëg gi ngir ka joxe seen xalaat ci situation bi foofee ci Guinée ña ngi koy defee itam ci Guinée Côte d'Ivoire itam am na benn mission ministérielle bu CEDEAO bu fa doon amal tukki nemmeeku démb la ñu jeexal seen tukki nemmeeku boobee nga xam ne am na lu toll ci ñaari fan ci seen déclaration finale ba muy communiqué bi nga xam ne génne nañu ko ñoom waa CEDEAO daal di nañuy woo mboolem ñi nga xam ni ñoo seq yëf yi di waaj a xëccoo Pascal Affi Ngassane nekk njiital FPI Henri Konan Bédié njiital PDC yi ak itam ñeneen ñu daal di taxawaat considéré li nga xam ni mooy tolluwaay pour réew ma te it nag fàttaliku leen ñooñu ñu tudd sax dañu amoon yéenay boycotté processus électoral bi nga xam ni loolu bu continuer mën naa dem ba yee fitna foofee ci Côte d'Ivoire. fukki simili ak juróom moo toftalu ci juróom-ñetti waxtu yéen a ngi ànd ak Zik FM Dakar. Voici Trafic News. Voilà l'actualité. Aja doxalal. doxalal. Actu Sport. Sport dañu ci ànd ak Bayma Anta Mbuub. waaw Baye daa mel ni jotuguma soo këyit de fooy commencé. waaw ñu tàmbalee ko rek El Hadj gannaaw bañ la fayee tàmbalee ko nag lu jëm ci wàllum ministre des sports Matar Ba mi nga xam ne nag waxtu yi moo ngi foofu ca Moscou ngir nag lu jëm ci 7e session conférence des états parties yu convention internationale yu nag xeex lu jëm ci wàllum dopage ci sport ñoom ñu ne nag waa Moscou ñoo ngi ko amalee foofu ca Moscou UNESCO nag moom moo ko fa amal bile nag section dina nag tax ñu gën a xool yan nag anam la ñuy teg rek ngir gën a mën a xeex bile mbir di dopage ci wàllum sport kon ñu jàpp ne foofu nag dina nag am ay résolution yu am solo yoo xam ne dinañ ko fa jëlee te biñ ci jógee rek dinañ nag mën a jëm lu jëm ci wàllum sport hélas ñu wax tamit jëm ci wàllum championnat bu Sénégal xam nga nag yàggatul dara léegi ñu tàmbaliwaat ko
waaye nag ñu gis ne waxtu wi nag équipe yu bëri ñoo ngi jëm ci seen wàllum recrutement te nag ñu ci bëri dirigeants yi ñoo koy amal des fois sax duñ ci am nag accordu lii di seen ay entraîneur te li ne mel nag mën na indi ay jafe-jafe ci ndoxteelu championnat bi commencé ñu ànd ci ak kii di Soxna Fall. saison bu yees 2020-2021 jàpp nañu ko janvier bi ñu dëgmal ci jamono ji ñu ngi ci recrutement ak renouvellement yu contrat joueurs yi mais kan mooy recruter ci yenn équipe yi dirigeants yi ñooy am ay cible te coach bi yenn saa du sax yëg wala du joxe accord am coach yi dañuy gis ni sax ci presse bi la ñuy yëgee ay information moo ne day ñoom ñoo war a taxawal équipe bu baax bu compétitive ngir mën a jongante bu fekkee ne coach bi deful ay choix am maanaam tànnul lu nu mel mën na indil gàkk-gàkk liggéeyam ci boobu joueurs yi nga xam ne tànn nañ leen ci place am mën nañu am ak ñàkk déggoo seenug diggante gis nañ ko fi loolee mën a xajamal seenug liggéey ba tax na ku ci nekk xëy na wàllu wa nga ca war a doxee doo ko ni doxee coach bi moo war a jiitu ci wàllu recrutement yi ndax moo xam joueurs yi mu bëgg ngir taxawal équipe am waaye tam lu ni mel mën ko yombalal liggéeyam ngir rek mu moytu ay incompréhension wala ay mbiccoo mbaaloo ci diggante acteurs yi. Baye Manta nañ wax léegi ci demi-finale wu Coupe CAF yi tey ji ci ngoon. waaw demi-finale wu Coupe CAF yi nag gannaaw bañ ko tàmbalee ni ki démb ci diggante nag Berkane ak Agadir di fàttali nag Berkane moom moo ko daanoon 2-1 tey jële bu 19 jotee Pyramids moo fas yéene dalal ñii di waa Oraya bu Guinée. ñu wax léegi ci Ligue des champions tey ci ngoon lay dooraat. waaw Ligue des champions nag tey ci ngoon lay dooraat bu 16h55 jotee Zénith Saint-Pétersbourg moo fas yéene dalal ñii di waa Bruges bu ñoom Krépin Diatta ci waxtu woowu nag c'est le Dynamo de Kiev di laale ak équipe bi di Juventus bu Turin 19h nag ci diggante Chelsea ak FC Séville lay doon Lazio bu Rome dina dalal ñii di waa Borussia Dortmund Başakşehir moom day dem foofu ci Allemagne fekk fa ñii di waa Leipzig Paris Saint-Germain di dalal ñii di waa Manchester United. Rennes ak Krasnodar lay doon Chelsea dina ci laale ak FC Séville FC Barcelone ak équipe bi di Ferencváros lay doon Hadj Mansour kon fii la ñuy ndax keppe lu jëm ci wàllum xibaaru tàggat yaram.